mbokk yi di leen nuyu di rafetlu ànd bi comme ni ñu ko baaxoo amale seen émission jotaayu koor seen émission jotaayu koor nag tey ñu dalal benn étudiant boo xam ne ma nga nekk ca réewum France ñu di ko wax monsieur Diagne donc monsieur Diagne aujourd'hui on parle la politique et système éducatif au Sénégal éthique et responsabilité donc loolu noonu moom lañu war a waxtaanee monsieur Diagne dëkk ca Touba Ndamatou ñu di ko wax Abdou Diagne loolu lañu war a waxtaanee tey jii maa lay nuyu Abdou Diagne. salaamaaleykum Pape Moussa maa ngi lay ziar bu baax a baax a baax di rafetlu aussi dalal bi ñu dalal tey jii ci sa émission bi ci BSN TV ñu war a waxtaanee politique ak système éducatif au Sénégal éthique et responsabilité donc di nuyu sa mbokki suñu mbokk éditeurs yi nga xam ne ñoo auditeurs autant pour moi yi nga xam ne ñoo ñu déglu di rafetlu bu baax a baax tamit invitation bi di ñaanal jàmm ñëpp ñoo xam ne ñu déglu ci koor gi ñu nekk voilà yàlla defal leen xewal. ba li ñu bëgg tamit ci weeru koor ñu am ko ci maanaam ci jëf bu baax ak yéene bépp buñ ci am rawatina suñu mbokk yi nga xam ne ñoo nekk biir Touba suñu mbokk murid yi ak képp kuy xam ne jullit la rek ak man di nekk ci àdduna di nuyu di ziar bu baax a baax tamit Serigne Mountakha xalifa général kulli murid voilà jaa ngeen jëf merci beaucoup di xaar laaj yi pour man tontu ci thème boobu nga xam ne moom la ñu war a waxtaanee. salaamaaleykum. merci monsieur Diagne am na solo trop léegi nag laataa may ñëw ci politique bi dama la bëgg a poser quelques questions lu jëm ci wàllu étudiant donc ci wàllu l'enseignement dama gis étudiants yoo xam ne maam dañuy dem ba maîtriser seen kii léegi ñu war a def baccalauréat ñu war a am ñoo xam dañu leen di encadré léegi encadré boobu noonu dafa mel ni daal luy xaw a lu dafay des trop daal wala dafay nekk loo xam ne lu leen xaw a jafele doon bëgg nañu wax ci loolu tamit laataa ñu ñëw ci politique bi. waaw jërëjëf Pape Moussa ci laaj boobu doon nga laaj étudiant nag dafa nekk loo xamante si ni lu compliqué la bu la neexee ndax mooy ki nga xamante si ni yàlla def na mu jàng ba toll ci niveau terminal def bac am ko muy premier diplôme bi nga xam ne moom mooy passeport am bi koy dugal ci biir université kooku la ñuy woowee étudiant mu mel ne dafa am différence ak élève ndax élève bi dafay nekk koo xamante si ni dañ koy jàngal muy jël xam-xam bi nuñ ko joxe te du ko jéem a def li tubaab di woy remise en question lu ci bëree bëri bokk pour du jéem a laaj lu tax ñu jàngale ko noonu wala lu tax ñu waxe ko xam-xam bi ci façon boobu noonu moom da koy jéem a jàng rek comprendre ko étudiant nag c'est quelqu'un qui étudie maanaam day nekk koo xamante si ni xam-xam bi bu fekkoon ne téeméer la dañuy jàpp ne juróom benn fukk bi muy 60% yëpp moom moo ko war a wutal boppam wala sax lu ko ëpp mooy dem di lire ci ay livre di wuti xam-xam di gën a mën a yokk xam-xamam ki nga xam ne ni mooy professeur am bi nekk université kooku da koy wan yoon rek da koy gën di jàppale rek voilà te parfois sax ñoom ñaar ñu am contradiction parfois mu wax dara mu ne ko gisewu ko noonu wala yu mel noonu loolu mooy étudiant moo tax tamit ñu koy former pour mu devenir intellectuel un jour. donc bu ñu delloo ci laaj bi nag mooy lan moo tax ñu am problème mu encadrant bu ñu ñëwee ci encadreur wala encadrant si tu veux bu ñu ñëwee ba ci thèse li koy waral mooy ca cosaan la di doon mooy booy doog a commencé li ñu wooye licence 1 licence 2 licence 3 foofu la problème bi amee ndax bu fekkee da nga ñëw jàng te année yooyu noonu amoo te maanaam at bu njëkk mi da nga am mention passable ndax mention yi am mooy passable mention bien assez bien très bien excellent léegi bu dee mention bi nga amoon baaxul maanaam wala boog mooy bi gën a ndaw deuxième année bi nga am mention bi gën a ndaw troisième année bi nga am mention bi gën a ndaw nga am sa licence boo demee master 1 master 2 sa mention yi baaxul pour nga am ku la encadré day jafe parce que profil yi bëgg a encadré dañuy encadré koo xam ne dafa am xarañte dafa am njàmbarte waaw loolu mooy tax parfois ñuy am problème mu encadreur waaye bu dee yow sa parcours maanaam sa jaar-jaar ci wàllu université nekk na lu mucc ayib gis nañ ne loolu jàngkat nga boroom xam-xam nga te am nga mention yu baax am nga ay li ñu mel ne ay mention bien waaw étudiant la boo xam ne bu ñëpp nawlu la su boobaa boo encadreur bu waroo am problème encadreur ndax boo dugalee sa dossier ba ñu xool ko dossier bi day nekk dossier bu baax ku nekk day sawar pour mën la jàppale ci wàllum thèse bi nga xam ne da nga ko war a bind loolu moo yaakaar ne mooy waral li nga xam ne parfois étudiant day am problème trouver ku ko encadré ci thèse am loolu la quoi. sama xalaat bu gàtt. waaw jërëjëf Pape Moussa ci laaj boobu. d'accord absolument am na solo donc kon maanaam problème bi kon bu ñu ko seetee kon ci moom la daal léegi nag bëggu nañ tamit nga ñëw ci kii comme par exemple étudiants yi problème bourse bi c'est que bourse bi moom loolu dafa nekk loo xamante ni lu ñu moom la léegi est-ce que ñoom kon léegi état moom war na mën di xaar ba tax ñu ci grève wala ñu ci rayante wala parce que ñi ngi doon dégg kii Fallou Sène ko ci faatu woon ci université bu Gaston Berger su ma juumul l'année dernière la léegi est-ce que loolu noonu
war nañ mën a xaar loolu war nañ mën a xaar ñu leen koy laaj ba tax ñu ci grève ak tamit lan moo waral loolu noonu. waaw jërëjëf tamit ci laaj boobu noonu Pape Moussa di rafetlu bu baax a baax damay commencer ci bourse bi d'abord après ñu daanu ci kaawu Fallou Sène parce que ñoom ñaar ñoo ànd. bourse boo ko déggee mooy loo xamante si ni genre ndàmpaay la loolu laa ko mën a tuddee wala boog lu ñuy neexale étudiant la lu ñuy jox étudiant bi pour mu mën a def dundam ni mu waree muy yi ñu wooyee les conditions sociales voilà nga xam ne day mën di réunir et pédagogique parfois voilà bourse boobu dafa am nu ñu koy séddalee ci école ci université yi mooy li ma waxoon léegi ci wàllu mention yi étudiant bi nga xam ne dafa ñëw am bac ci premier tour mu am bac ba pare am mention kooku bourse bi muy am bokk te ki nga xam ne dafa am premier bac rek te amul mention maanaam wala boog mention passable la am soo amee mention passable sa bourse 20 000 francs lay doon ci léegi bu njëkkoon jamono bi Fallou Sène di kii booba 18 000 la doon nekk voilà bu dee ñeneen ñi mu nekk 35 000 si bu fekkee jumuma voilà léegi dañ ko changé yokk nañ ko ndax mbirum Fallou Sène moom noonu nga xam ne dinaa ci ñëw ci kanam bu fekkee da ngay doog a am sa bac mention passable nga am bourse bi ngay am 20 000 francs lay doon weer wu jot dinañ la fay ñeenti junni bu dee da nga am mention bien wala assez bien ñu lay jox 40 000 léegi tamit dañ lay wax ne la boo première année bi mooy li ñuy wax licence 1 bi ma la waxoon bu fekkee jàll nga am résultat yu baax ñu yokkal la sa bourse maanaam nga am 40 000 ba keroog licence bi jeex ak master 1 boo demee master 2 ñu changé ko bu dugg 60 000 voilà noonu lay demee boo demee doctorat tamit ñu yokkaat ko. maanaam mu nekk loo xam ne nit li tax ñu koy yokk ak yu mel noonu dafay nekk li tolloog dundu étudiant bi maanaam étudiant bi nga xam ne day doog a ñëw université dafa am chambre maanaam jox nañ ko néeg boo xam ne fa la dëkk néeg bi daanaka day fay mais fayul maanaam dañ ko subventionné état da ci dugal loxoom néeg bi bu dee Saint-Louis 4 000 francs ngay fay par mois 4 000 francs yooyu ngay fay yaa ngi koy jël ci sa bourse bu ñu la joxee bourse nga génne ci 4 000 fay. da nga war a lekk naan lekk bi ngay def état moom mooy subventionné lekk bi bu dee ndekki bi yaa ngi fay su ma juumul ba may mujj a xam 75 francs la woon mais wàññi nañ ko léegi fu 50 francs rek ngay joxe nga am sa ndekki am pain chocolat ak yi ci war a topp bu dee añ bi tamit waa ñu defal la li ñuy togg mën na nekk yaasa mën na nekk leneen togg yi plat yi ñuy xam Sénégal ak yeneen plat muy añ bi nekkoon na 150 wàññi nañ ko léegi def ko 100 francs ngay joxe bu dee reer bi tamit 100 francs ngay joxe. li ki topp lépp état moo koy fay maanaam jàppal ne plat bi nga waroon lekk ci restaurant fay 600 100 francs rek ngay joxe 500 bi ci topp état moom moo la koy joxe loolu ci sa bourse nga koy génne donc vers fin du mois bi nga jënd sa ay ticket yi ngay joxe resto loolu mooy tolloog ay 100 francs ki 50 francs bourse bi loolu mooy condition sociale bi pour mu mën a tax étudiant bi mën a nekk am xel bu dal pour mën a jàng beneen bi ci topp mooy nga xanaa ñi nga xam ne bëgg nañ jàng dëgg dinañ ci génne tamit benn partie pour jënd ay livres yi ma la waxoon pour sàkku xam-xam gën a yokk xam-xam ci seen wàllu njàng loolu mooy bourse bi bourse boobu nag normalement dañ ko war a fay fin du mois comme ni ñu fay salarié étudiants yi nga xam ne ñoom ñoo ko war a am dañ ko war a jot étudiant bi nga xam ne jotu ko condition sociale yi ma la waxoon muy dund bu mën a tranquille du ko am donc loolu moo tax muy génn di grève nga xam ne kon lu normal la ndax bu fekkee ne amul dara yaakaaru ko ci papaam yaakaaru ko ci yaayam yaakaaru ko ci benn frère am nga jël xaalis bi nga ko waroon a fayoo ko kooku dafa war a lekk bu amul lu mu lekk amul lu mu naan jaxasoo voilà loolu moo war muy génn ci mbedd bi di yuuxu wala mu arrêté ay oto def nii pour ñu fay ko xaalisam loolu kese moo waral étudiants yi di grève ci ndaka noonu la ñu grève woon 2018 ñun ñi étudiants yi nekk Saint-Louis malheureusement ci loo xam ne nii kenn ñaanu ko woon mu am muy Fallou bokkoon ci ñi nga xam ne bokkoon nañ ci ñi doon def grève bi ci guddi ga parce que guddi gi lañ njëkkoon a toog foofu fi ñuy wax Tour de l'Œuf muy foo xam ne dañ fay faral di toog ci biir étudiants yi di fa waxtaan ak di fa ataaya yu mel noonu ba ñu xëyee nag la policiers yi ñëw gendarme yi dugg ci biir campus bi te loolu sax du woon yoon parce que am nañ ay transit universitaire yoo xam ne dafay aaye force de l'ordre ñuy dugg ci biir muy borom takk der ñuy dugg ci biir université bi mais dugg nañ fa ba ñu duggee nag jàmmaarloog étudiants yi ci lu yàlla dogal ci la bakkanu Fallou rote loolu moo histoire bi voilà muy loo xam ne nag lu ñu metti la lu ñu naqarlu la di ñaan yàlla suuf woyof ci kawam te xam ne loolu waroon demee te ba léegi ni amaguñ ci lu leer lu wane ne kii moo ko jàpp kii moo ko rey dañ def sanction muy loo xam ne état tamit da ci xaw a teg tànkam ba nga xam ne ni kenn xamul fu mu nam waroon demee te loolu tamit daanaka moo am ci cas yu bari moo dal Balla Gaye moo dal Bassirou Faye moo dal étudiants yu baree bari ci côté boobu du mujj fenn étudiant nag moo grève yàgg nañ quoi loolu moom yàgg nañ ci côté bourse boobu noonu
waaw jërëjëf tamit. dëgg la comme ni nga ko waxee am na solo trop léegi ñëw ci politique Sénégal léegi politique Sénégal ñun li ñu seetlu ci politique bi mooy yuuxoo coow loo xam ne jurul benn njëriñ léegi nga foog ne ndax loolu mooy politique wala loolu moo tax ñu naan politique. waaw jërëjëf Pa Moussa ci laaj boobu aussi nga ñu laaj ci wàllu politique. politique nag boo ko xoolee ci ca cosaan la ñuy wax sax du woon niñ ko gisee tey jii ci Sénégal quoi politique moom daanaka aar bu noble la parce que aar la quoi maanaam xarañte def ci am culture dafa am ci biir aussi ndax politique buñ ko waxee moom mooy l'art de gérer la société la cité voilà maanaam dafa sociologie dañuy wax ne bu njëkkoon demoon nañ ba tolloon moment boo xamante si nii doomu aadama yi dañ doon dund ci àdduna dundin boo xamante si nii li ñuy woowee lamb golo la woon quoi lamb yi golo ku jóg daanu sa golo yaa ko moom maanaam ñi ëpp doole dañuy jàpp ñi nga xam ne ñoo néew doole ñu leen di exploiter loolu moo nekkoon mbir mi léegi nag ci la ñu gëstu société kañ la njëkk a taxaw ñu ne ni mu taxawee mooy dañu dem ba gis ne comme dafay am ñu ëpp doole di souffrir loo ñi nga xamante si ni ñoo néew doole il faut li ñuy wax état am état moom mooy ñëw pour réguler société bi maanaam fexe ba ñëpp nekk yam te régulation société boobu noonu di état di def moo waral ñu am ay force de l'ordre maanaam police ak militaire yeeg yu mel noonu nga xam ne nii tey ji bu la nit demee tooñ la da ngay dem porter plainte ko pour ñu yóbbu ko ci yoon état moo koy doxal mel noonu ci biir loolu mu nekk ay boroom xam-xam yoo xam yu baree bari ci wàllu politique génn bind ay livre wax ni ñuy defee politique ci gën a siiw ñu gën ko xam Machiavel la tudd moo bind Le Prince ndax da wax na ne politique nag boo ko bëggee def dëgg da nga war a nekk koo xamante si nii nga war a nekk amoral et immoral maanaam waroo nekk koy yëgu maanaam ku xam ne dafa yomba xolam dafay gaaw a tooy déedéet parce que parfois da nga war a sanctionné te booy sanctionné dafa war a metti donc buñ metti ki nga xam dafa jàdd yoon dañ ko war a teg ci yoon donc amaat ku ñu wax Montesquieu moom mu bind ne benn livre l'esprit des lois mu wax ne ñetti façon pouvoir moo am maanaam ñetti façon di xawma gouvernement wala bokk ni ñuy yoree moo am ni ñuy doxalee ci réew ci biir ñett yooyu noonu mu ne bi ki njëkk mooy pouvoir exécutif mooy bi nga xamante si ni chef de l'état moo ko moom am lu ñuy wax pouvoir législatif mooy bi nga xam ne député yi ñoo ko moom mooy ay ñoom ñooy voté ay loi yu mel noonu ki nga xam ne mooy exécuté nag moom mooy comment ça s'appelle pouvoir exécutif bi mooy président bi ki topp moom mooy pouvoir judiciaire mooy ñi nga xam ne ñu yor wàllu yoon te ñetti pouvoir yi daf ne dañ leen war a séparer waruñu bokk maanaam yoon warut a ànd ak ñi yor yoon muy wàllu justice bi waruñu ànd ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci gouvernement bi dañu war a séparer ku nekk daa war a am indépendance am ñi war a voter loi yi mu war a doxal réew mi dañoo war a séparer mais bu ñu xoolee tey politique bi ni ñu koy defee dafa salte ndax dafa am lu ñuy wax le politique ak lu ñuy wax le politicien ñaari baat la yu bokkul le politique mooy bu baax bi mooy ki nga xam ne dafay day def politique boo xam daf ko teg ci yoon voilà boo xam ne du def corruption bonne gouvernance tout ça dafay am foofu noonu politicien nag mooy koo xam ne nu mu naxee nit ñi rek lay doon lu muy wër lu muy def ba nax nit ñi nekk ci gouvernement bi lekk xaalis voilà loolu la donc ñu gis ne Sénégal léegi ku jóg mën nga def politique du aar la comme li ma la wax du xëy na sax mën nga ko bañ a jàng à 100% waaye dafa nekk loo xam ne dafa noble au début dafa war a nekk lu noble maanaam ki jóg di def politique dafa war a koo xam ne ni dafa war a bëgg askanam bëgg réewam moo ko war a dugal ci politique ndax buy engagé wu c'est pour la cause collective maanaam li nga xam ne ñëpp bokk ko moo tax muy engagé wu mais intérêt personnel am du ko tax a engagé wu mais ñun li ñuy gis mooy léegi intérêt personnel bu ngeen ma falee ma defal leen nangam dig ay promesses yoo xam ne yu bari te buñ la falee doo def loolu da ngay def lu la neex voilà après nga delluwaat ci la neex boo demee ba élection ju nga wàccaat nit ñi tamit yeewuñ ci ñu ci bari bokk am nañ ci yeew nag macha allah ndax léegi am na ay mouvement Y en a marre am na ay mouvement de conscience yu bari yoo xam ne nii créé wu ne ci Sénégal d'éveil des consciences yoo xam ne nii jeunes yi ñi ngi ci biir di xeex lu mel noonu waaye ñu ci bari tamit lu leen neex la ñuy def donc muy situation bu yéeme te rawatina élection yi passé li nga xam ne moo am loolu moom vraiment xëy na boo ci ñëwee ci question dinaa ci gën a xóotal mais dañuy gis loo xamante si ni mosul am Sénégal.
waaw jërëjëf Pa Moussa ci laaj boobu aussi nga ñu laaj dëgg ci la am na solo wàllu. trop comme ni nga ko waxee léegi nag comme que ñu ngi ci politique bi ci question yi laa ñëw ak yow léegi mun nga ñëw ci leeroon ci comme loolu noonu lépp léegi élection yi xam ni passé na ak li ci xew lépp daal ak maanaam jamono ji nga xam ni on traverse le crise jamono ji métti na loolu daal fii ci Sénégal léegi nañ ñëw ci politique bi bu noppee nga ñëwoon ci li nga xam ni moom mooy crise bi. waaw jërëjëf Pa Moussa ci question boobu noonu nga laaj ci wàllu politique bi parce que dañu gis loo xamante si nii dafa yéeme parce que boo xoolee ñu Sénégal suñu 4e président lañ nekk muy Macky Sall voilà parce que suñu premier président de la République bi ñu commencé nekk république mooy Senghor ñëpp xam nañ ne du woon jullit te séeréer la aussi mais Senghor dañ ko daan votel vote bi ñu daan def amul séeréer mooy voté wala kii mais da ngay gis ne ñi nekk ay jullit sax dañ koy votel ah donc voilà amutoon xaj ak seen voilà mu nekkoon xaritu sëñ Fallou ci benn côté et tout waa Touba dañ ko doon votel ak ñeneen te xooluñu woon lu mu gëm ak lu mu gëmul bi Abdou Diouf ñëwee c'est la même chose Abdou Diouf Louga la dëkk mais teewul ne waa ñeneen doon nañ ko votel du woon Louga rek a ko doon votel ñu jëwoon ci Abdoulaye Wade tamit Louga la dëkk voilà moom it gis ne daan ñu ko daan votel bari na Tidiane votel na ko Mouride votel na ko keneen votel na ko waa Louga ak feneen mais bi 2019 bi passé élection yi dañ ci gis loo xam ne ni dafa yéeme ndax dañoo commencé def li ñuy wooyee benn ethniciser le vote loolu mooy problème bi maanaam vote bi dañ koy jël di ko def affaire waasoo muy lu garaaw bi ngi topp aussi ñu commencé ci dugal tarixa yi maanaam kii da ngay bokk boo nekkee murit wala ñu votel la boo nekkul murit ñun duñ la votel boo xoolee mooy vote bi parce que Idrissa Seck dafa nekkoon ci Tidiane jóge foofu ñëw ci murit yi jébbalu fa bi mu ci jébbaloo ñu gis ne Touba dañ ko votel à 100% Idrissa moo gagné Touba loolu xam nañ ko nga gis ne Macky Sall aussi côté dëkk mbokk Halpulaar yi daf ko gagné bu baax a baax nga xam ne Halpulaar yi kon nañu voté parce que Macky Sall Halpulaar la ci ñoom la bokk nga jóge fa gis ne Sonko dafa gagné Casamance ndax doomu Casamance la muy lu garaaw loo xamante si ni bu naree continuer loolu mooy indi ëllëg ci ay guerre civile ak yu kenn xamul mooy indi tamit ay xeet di bañante ku nekk naan tey sama président bi pël la donc ñun pël yi ñoo yor dëkk bi yu mel noonu wala président bi murid la kon ñu murid ñoo yor dëkk bi te njiitu réew kenn du ko xoole ci ay fam bokk loolu sax constitution bi daf ñu ko aaye daf ñu aaye ngay xool njiitu réew dañ ko ñu koy tabbu ci wàllu gëm-gëm wala wàllu bokk déedéet dañ koy tabbu ci ak compétence am ay xarañteem voilà donc muy loo xamante si lu yéeme la loo xam ne nii politique. merci leeral yi am na solo trop trop xam naa sax waxtu bi dab nañu fii la ni taxawee dem ba incha allah léegi ban message ngay lancé waa Sénégal. waaw jërëjëf Pape Moussa message bi moom leen rek la ci li may tënkee ndax jotuñu ci dugg muy feebar bi doon na bëgg sax ñu wax ci tuuti mooy ñu gën a góorgóorlu parce que métti na trop métti na nga nekk ci réew feebar am fa ñu activité yi di bari ñu dagg ko wala boog mu wàññeeku nga xam ne réew la boo xam ne mi ngi nekk ci réew yi nga xam ne dañoo sous-développé maanaam seen économie na mu war a doxee doxewu ko à 100% ndax nit ñu bari dañuy xëy liggéey pour mën a am seen dépense ak yu mel noonu dina metti na moom ñu bari ñu ngi ko yëg instant bi ci famille yi te ndimbali ni waroon a état waroon taxawee tamit taxul mu mel na mu waroon a mel wala bu dee am naat ña ko waroon a jottale bañ jot ko xëy na mu war a doxee dëgg doxewu ko loolu muy lu métti may masawu askanu Sénégal yëpp tamit di wax tamit ñu respecté li nga xam ne mooy mesure de précaution yi nga xam ne dañ ko war a jël ci wàllu santé te mu jógee kër docteur lépp loo xam ne wax nañ leen ko muy distanciation sociale boobu ñuy wax nga xam ne na nga fexe ba booy wax ak nit wala ngeen nekk nga mën a jël lu mel ne tolloog 1 mètre ngeen sorianté ko nañ ko nit ñi respecté ñi am masque man ko takk nañ koy def bàyyi di joxe loxo yeeg yu mel noonu ba keroog ñu jógee ci feebar bi moytu daal bu baax a baax boo demee jaxasoo ak ay nit boo ñëwee nga raxasu bu baax a baax bu jaree nga sangu voilà moytu jël say mesure bu baax a baax voilà loolu daal di ñaan yàlla tamit yàlla teggil ñu ko ci barke koor gi ñu nekk voilà ba nga xam ne nii day bokk ci ëllëg lu ñu nettali te mu yam fi daal voilà bañ a indiwaat yeneen cas de décès cas yi nga xam ne moom la ñuy dégg par jour tamit yàlla di ñu ko wàññil ba mu jeex takk
ba réew mi delluwaat fa mu nekkoon ñi nga xam ne ñoo ngi ci ay difficulté tamit yàlla taxawu leen moom mi nga xam ne moo mën a taxawu doomu aadama yi jox leen li ñu dundee ci barke alxuraan yaa ngeen jëf merci beaucoup. waaw jërëjëf Pape Moussa. merci monsieur Abdou Diagne message bi am na solo trop di ñaan suñu borom dara tawul mu saafara jàngoro ji nga xam ne wàcc na ci réew mi bañ ci faatu ñëpp suñu borom jéggal leen seen i bàkkaar te ñi nga xam ne ñoo des ci hôpitaux yi suñu borom saafara leen ko ba ñëpp delluwaat seen i activité di rafetlu nag ànd jotaay bi àndoon ko ak monsieur Abdou Diagne nekk fële ca France di leen jaajëfal bu baax a baax di leen jox dig daje ba ëllëg incha allahu taala même heure même scène jërë ngeen jëf